asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci kuréel bii di aar li ñu bokk seen manifestation bi ñu bëgg a amal tey jile ci ngoon nangul nañ leen ko dinañ daje ñu ne bu ñetti waxtu jotee fële ci allée Centenaire ñoom nag li ñu bëgg mooy leeraange ci yorinu ressources naturelles yi fii ci réew mi maanaam li jógee ci suuf si wala lu mu mën a doon rawatina tam ñu leeral coowal contrat pétrolier yi jamono jile Agritrans moom mooy société bi Aliou Sall taxawal te ñu tudd ko ci coowal pétrole loolu le mu di benn société boo xamante ni daanaka ci tur képp la ko sénégalais yi xamee Agritrans li tax mu gën a siiw mooy ger boobule ñuy njort ci contrat pétrolier yi. fête de la musique tey jile la muy ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin dina am ay manifestation yu ñu amal fii ci réew mi rawatina ci esplanade musée des civilisations noires ak yeneen i bërëb waaye nag ren jile grand théâtre ne du am benn concert bu muy dalal foofule dinañ ci dégg kii di administrateur général bi. bokk na ci xibaar yi tamit tàggat yaram CAN Égypte 2019 tey jii lay door moom réew mi koy dalal di Égypte nag dina dajeek Zimbabwe bu 20h jotee Sénégal dimanche mooy doon matcham bu njëkk jëwrin bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ne nag ñu ngi jël bépp matukaay ngir joueurs yi ak équipe bépp biy dem foofule ñu nekk fa ci anam yi mu gën a baaxee dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak suñu gan di Assane Sène nekk taskatu xibaar ci L'Obs TV mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek mbir mu tiis mi nga xam ne ci diwaanu Bargny la xewee ñaari doomi aadama ñoo faatu ci benn lakk bu am ñeneen am ci ay gaañu gaañu ñu ne nag ci néeg ba ñu nekkoon moom moo am ak court circuit ba safara si am foofule ñu déglu ci seede kenn ci njaboot gi Mamadou Wuri Diallo lay wuyoo ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. tey man maa ngi tedd après ma dégg yuuku bi quoi. jógaleen waaye après ma jóg fekkee affaire bi mu ngi tàkk bu baax bon après maire bu dëkk côté bi mu ne ana juma fekkee juma ak ñaari xale ak benn pa mu ngi ci biir néeg bi quoi bon après nu ñëw si ginnaaw dajji ko après jël benn échelle dul ko ci biir sotti ndoo ak suuf tuuti. bon ñu génne paa bi ak benn xale fekkee affaire bi mu ngi voilà ok yokku quoi après nu jël maire bi mu wax maire bi nu yegg tuuti fekkee dafa sonn ñu jéem fekkee affaire bi mu ngi tàkk rek bon jékki-jékki mu kii quoi mu fekkee pare na quoi mu gaañ. semaine nationale prévention routière muy kaaraange ci tali bi door nañ ko démb fii ci réew mi ci atum 2018 nag booy xool limu doomi aadama yi faatu ci tali bi jéggi na dayoo romb na juróomi téeméer te diggante Diourbel Xombol Thiès jàpp Kaolack ba Tamba mooy diwaan yi nga xam ne fa la lim bi gën a jéggee dayoo kii di directeur prévention routière bëgg ñuy yokk jumtukaay yi ak it ñaax askan wi ngir lu ni mel dellu ginnaaw fii ci réew mi Aminata Mbare Sow ci yoon bi li muy faat ci ay nit bëri na ci atum 2018 lu ëpp téeméer ak lu teg ci ay nit ñàkk nañ seen bakkan loole ci ginnaaw ay accident. bu ñu xoolee atum 2018 lu toll ak juróomi téeméeri nit ak juróom fukk ñàkk nañ seen bakkan ci tali bi ñu xool ne am na ak tan parce que bu ñu ko comparé ak 2017 lu toll si juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom ñoo ci ñàkkoon seen bakkan. accident yi ci gën a nemmeeku ñu gis ko ci route nationale 1 wala route nationale 2. mooy diggante xodd ba muy route nationale bi après 50 xodd ba Pout Alukaañ accident yi fay yam metti na ba jéggi dayoo nga xoolit diggante Xombal jàpp Nangalma ba Diourbel côté boobu li gën a andi accident yi mooy ay collision la parce que tali benn tali dafa xat. te ñu ngi ñaan aussi état bi mu wasu si ak maanaam en faisant 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central dina éviter maanaam collision yi parce que souvent ay choc frontal lay nekk
te choc frontal moom en général pour nit ñi mën ci mucc dafay jafe beneen axe bi nag mooy axe Fatick Kaolack jëm ba Tamba donc foofu aussi nemmeeku nañu fi accident te souvent boo xoolee zone yooyu ma cité accident yi le nombre de morts se compte par dizaines et loolu dafa metti dafa jéggi dayoo. accident yi gën a nemmeeku ñu gis ko ci route nationale 1 wala route nationale 2. accident yi 90% li koy indi de infrastructure mooy comportement humain moo koy indi 7% moom ci oto yi la état oto yi nag wax dëgg yàlla nañu wax ne nag màgget nañu te yooyu tamit lu ñu war a waxtaane la pour jël ci ay matuwaay 3% moom la statistique yi wane ne façon tali bi ak ni ñuy defaree tali bi ak état tali bi mooy indi accident. semaine de la prévention routière ñu jagleel ko atum ren assurance mooy naka la ñuy toppatoo ñi nga xam ni dañu génne ci accident toppatoo bi ci wàllu hôpital waaye tamit ci seen wàllu liggéey maanaam indemnité yi. Aminata Mbaare Sow lii ponk la ci xibaar yi ñu junju sànq muy kuréel bi di aar li ñu bokk ñoom nag seen manifestation bi ñu nar a amal tey jile ci ngoon am nañ ci sañ-sañ mu di ab autorisation bu tukkee ci préfet ñu ne bu ñetti waxtu jotee dinañ daje fële ca allée du centenaire ñi ci bokk kon ci aar li ñu bokk boobule li ñu bëgg mooy leeraange ci lépp luy ressource naturelle rawatina coowal pétrole bi ñu yëkkati fan yi coowul pétrole boobule dina am benn tur bu ngeen ciy dégg muy Agritrans benn société boo xam ne ñu ne Aliou Sall moom taxawal ko ci octobre atum 2011 waaye société bi daanaka sénégalais yi ñu ngi koy door a dégg ndax mbirum guerre boobu la ñuy njort ci contrat pétrolier yi moo tax ñu ngi koy dégg fan yi Mamadou Fall. coowu scandale ci wàllu pétrole bi nga xamante ni BBC moo ko wane fii ci Sénégal ci la ñu déggee nag turu société bi di Agritrans rakku président de la République Aliou Sall moom Aliou Sall xam na ni société boobu lay mu ngi ko créé ci atum 2011 dénk ko ki nga xam ne ni moo di nijaayam bi di Abdoulaye Timbo. J'ai créé la société Agritrans en novembre, je crois octobre 2011. J'étais fonctionnaire. Je ne pouvais pas être le gérant d'une telle société en tant que fonctionnaire. J'ai confié la gérance à M. Abdoulaye Timbo. ci wàllu recherche ngir nga gis nag li nga xamante ni moo di image wala domaine d'activité boo xamante ni société Agritrans moom lay def lu jafe la ñu jàpp ni rek société boobu lay kon mën nañ ni lépp lay def lépp lañ ci dugal gannaaw boo defee say recherche nag daa nga gis ni rek ni société bi dafa yëngu ñu ne ci mboolem activité agricole agro-industrie wàllu commercialisation ci mboolem produit agroalimentaire wàllu transport yu marchandise mboolem opération yoo xamante ni moo di wàllu importation exportation wàllu njënd ak njaay séddale itam li nga xamante ni moo di produit ak marchandise bu mu mënti doon ak fu mu mënti jugee waaye pàcc bu mujj bi mu di nag li nga xamante ni moo di wàllu négoce international société bi boo dee xool kon exercice social am ñu jàpp ko ci diirub téeméeri at yu manqué benn région bi mu bokk defuñu ko ci boo duggee ci fañ ko bind waaye société bi rek ñu jàpp ni kon li nga xamante ni moo di forme juridique am moo di société à responsabilité limitée ñu ne secteur d'activité bu mag bi ñu bind ci nag li nga xamante ne moo di agriculture gérance bi Abdoulaye Timbo date de création bi maanaam jamono juñ koy amal ñu ne ñeenti fan la ci weeru octobre ci atum 2011 registre de commerce am di SNDK R 2011 B13 015 ñu ne yaa bi defuñu ko ca ñu ne nag siège social bi Sicap Foire la 10 753 boobu lay société kon moom la ñu joxoñ baaraamu tuuma nii ki nga xamante ni nag moo di Timis Corporation dafa versé ci lu tollook $250,000. ñu dem ca diwaanu Njaareem foofee liggéeykat yi nekk ci daara yu suufe yi ak daara yu kawe yi rek dañoo amaloon toogaanu ñaxtu ci buntu direction CROUS li ñuy ñaawlu mooy ñu ne directeur général ba ni mu yoree bërëb boobule maanaam du laaj kenn moom képp te yenn saa itam dañuy soxla dem toog waxtaan ak ñoom Cheikh Oumy Diop moom mooy responsable syndicat bi ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf. ñu gëkkati teg ko ci kaw taabal bi li ci gën a fës mooy outil yoo xam ne ni dañ koy liggéey. wër leen benn bureau boo xam ne agent boo xam ne fi lañ ko affecté mu war cee mën a toog liggéey jënduñ ko bu bees bureau yi nga xam ne kudd moo ñu ko fa bàyyi woon boobu ba léegi moom la ñuy liggéey la preuve y a des agents qui ont été nommés
par décret présidentiel et jusqu'à présent ils n'ont même pas passé une journée ici. moom ak i xaritam ne daal mere nañ bu baax ki nga xamante ni moo di seen directeur Cheikh Abdoulo moom nee nañ dafa jël lépp lu doon avantage ci seen liggéey mu dindi ko. les acquis yi nga xam ne moom lañ amoon au niveau de Dakar ak yëpp yu bëri perte nañ ko tey jii nii boo waxee mun a loi bu ko arrangé mun a loi bu ko arrangé mu def lu ko neex am na ay agents yoo xam ne Thiès lañ leen recruter woon tey biñ jëlee l'université l'ISFAR rattaché ko à l'université Bambey agent yooyu ba léegi am na ñoo xam ne ba léegi kenn affecté wu leen am na ñoo xam ne ils ont été recrutés ba léegi kenn affecté wu leen dans les postes yi nga xam ne ci lañ leen jëlee woon te seen i indemnité yu bëri dañ koo jël. situation bi nag nee nañ doon ko nangooti mukk te nag am nañu préavis de grève boo xam ne nii dinañ ko teg ci kaw taabalam. tey loolu lépp jeex na on va déposer un préavis de grève boo xam ne tey jii à partir de la date d'aujourd'hui lay jël effet. te incha allah rabi rien ne sera plus comme avant. xeex bi nag ba moytul du yem fii rek ndaxte directeur CROUS bi nga xam ne waxtaan nañu ak moom wane na ne amut lenn lu muy maye ci liñ ko dénk. moom directeur CROUS boobu lee ñu ci joxoñ baaram tuumal nag indi na ci ay tontu moom nee na xelam dal na ndax liggéeyam mi ngi koy def ci anam yi mu gën a baaxee lu ñeel wàllum koppar gi nga xam ne tam junj nañ ko nee na lépp da koo teg ci yoon Cheikh Abdoulo lay wuyoo ñu déglu ko ak Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. 13 agents. syndicat STSU section STSU 31 adhérents la kon mbooloo mi ngeen gis fii xam nga ne du ñoom ñëpp te la base ñi formoon syndicat bi ñëwuñ parce que d'accord ñoom moom amul kenn ku ma fi ameel salaire wala cotisation sociale wala IPRES te laaj leen ñoom fañ jógee ba xam desee lu leen ko ba léegi beneen bi nag vraiment coow li jëru problème bi Cheikh Oumy rek la moo jiite ST Cheikh Oumy dafa ñëw fi ne ma yow yaay ñoo bokkoon classe sama xarit nga sa cousin mooy sama sëriñ ma ne ko tout ça c'est bien Cheikh waaye loolu nag du élément de nomination da ngay am compétence am confiance ki la koy def te ñaar yëpp amoo ko ci man ndax xamoon naa la yow amoo BFEM léegi nag yow si tu as des problèmes avec ton salaire et tout ça mais ça c'est pas mon problème moom li nga mën def mooy li nga mérito des na la ko jox mais li nga war a njëkk mooy jàppal sa liggéey léegi nag bi mu yëkkatee cool yi bon xaaj bi d'accorduñ ci après bon il jàppoon na bi su xam ne mënut a arrière mu mais li am solo daal mooy grille bi ñu signé tout dernièrement avec le ministre Mary Teuw Niane nga xam ne grille bi moom képp ku ne sa salaire catégorie bi nga bokk ma nga ci amul benn élément bu ma leen fayu amul benn élément bu ma leen ameel teg maintenant nag bu ñu bëggee leen dañ ma koy wax nee naa leen bu fi kenn ñëw naan ma li xew feneen man je fonctionne pas comme ça li xew feneen sama yoon nekku ci man li ma xam mooy li loi bi teel ma war ko appliquer di ci répondre noonu laa koy appliquer je leur amalu ma leen 1 franc. forum mondial bi ñu jagleel ndox ak assainissement dinañ ko amal fii ci Ndakaaru atum 2021 am na benn ndaje nag boo xam ne def nañ ko fële ca Diamniadio ngir waxtaan ak ñëpp ñi laalee ci mbir moomule ministre bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement fii ci Sénégal Serigne Mbaye Thiam nag ne ñoom ñëpp mooy li ñu bëgg mooy kon lépp luñ ciy waxtaanee lépp luñ nar a def ñu waxtaanee ci déggoo ci Serigne Mbaye Thiam ñu déglu ko ak Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. Il est par ailleurs important de souligner. am na solo nag bu baax a baax ñu wax ne réunion bi nga xam ne nii moom la ñuy lancé tey jii nekk na activité bu am solo jëm ci mandargal forum Dakar boobu nga xam ne bii ñu ngi koy waajal dana tax nag ñu mën a inscrire bu baax a baax lii di bëgg-bëggu askan wi fii ci Sénégal ci dundu Afrique waaye ci àdduna bi yëpp ci li nga xam ne lii moom mooy agenda politique bu forum boobu ñun nag li ñu bëgg mooy processus boo xam ne bii day intègre boole nag li nga xam ne lii moom mooy spécificité régionale yëpp impliqué tamit képp koo xam ne kii rek acteur nga di yëngu ci wàllu ndox ci lu ni mel nag danañu wéyal ak suñuy partenaire ay série activité laata lii di forum Dakar bi nga xam ne bii jàpp nañ ko ci 2021 vers Dakar 2021. ndox nekk lu am solo ci mbay mi ak campagne ren bi le muy 2019 2020 fële ca diwaanu Kolda rawatina ñi béy ceeb nekk ca bassin bu Anambé ñoom nag am nañ yaakaar ci campagne ren bi ak li ñu nar a góob ci seen 300 ci ay hectares am nañu benn ndaje ak seen i partenaires maanaam ñiy lëkkaloo di liggéey ak ñoom waaye junj nañ it ay jafe-jafe bokk na ci ñàkkum matériel reportage Abdoulaye Diallo. wàllu campagne agricole 2019-2020 Sodagri dafa fas yéene ji lu tolloog 115 000 hectares ceeb ci seeni zone d'intervention fi mu ne nii ñoo ngi amal les mises en place lépp li aajowoo bi les campagnes. ren ñoo ngi table si li ñu jotagum par rapport à suñu relais yi ak suñu conseil agricole yi nous ont fait remonter les expressions de besoin maanaam li baykat yi fas yéene bay. ñu ngi toll ci téeméer ak fukk ak juróom junni hectare
donc ci loolu noonu instant yi la ñu nekk di liggéey ak waa PNAR pour ñu jiw bi yëpp yu war a dem ci gox yëpp mu egg foofu temps yi rek jot nañ fukki tracteur John Deere yu bees. amal nañu ab ndaje fi ñu doon ràññee béykatu ceeb yi techniciens yi ci wàllu mbéy mi ci bassin de l'Anambé ak waa banque bii di crédit agricole ngir waajal bile campagne noonu la fa béykat ceeb yu bassin de l'Anambé fësale seeni jafe-jafe bi jëm ci ñàkkum ay jumtukaay pour góob. dañuy béy ba pare pour bu récolter jotee seeni maçonneuse amu fi bu boobaa maçonneuse yi nekk fi gros maçonneuse yi rek ñooy dugg ci biir parcelle ba boo seetee 4000 hectares. pour ñaari maçonneuse wala ñeenti maçonneuse yi baag dafay xaaw a tuuti trop. dañuy daan demander crédit bu nga xam ne pour padi la mooy le riz marchand mais dem ba mu yàgg ñu gis ni crédit boobu dañ koy transformer mu dem ci semence alors que boo ko xoolee cycle de remboursement bi du même moo tax dañu bëgg crédit bi ñu segmenter ko. fi ñu toll nii béykat yi béyoon ceebu nooraan maanaam contre saison ñoo ngi yaakaar am ay récolte yu baax xayma yiñ fa jot a amal ñoo fësal ne mun nañ fa góob ba lu toll ci 6 tonnes ci hectare bu ne ci 300 hectares yiñ fa jot a ji. tey jile ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin mooy bés bi ñuy màggal musique ci àdduna wërngal këpp ci at mile nag bëri na ay manifestation yu ñu nar a amal ci lu mel ni esplanade musée des civilisations noires ak théâtre Daniel Sorano waaye grand théâtre nag du am benn concert ren jile kii di administrateur général bi ne teewul ñu ngi xalaat ci yan programme lu ci mel ni ay spectacle la ñuy def ngir suqaliwaat bërëb boobule moom Keysi Bousso lay wuyoo ay kàddoom Aïssatou Pay moo ko taataan andi ceeg Youssou Baro. diggante musée et civilisation noire ak grand théâtre amul xaaj ak seen jëm ci ay xumbute yoo xamante ni rek mooy jëm ci fête de la musique di bis bi nga xamante ni lu am solo la ci wàllu musique rawatina ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bu ngeen xoolee sax xumbute yooyu daanoon ko yaatal ba ci banlieue bi loolu day gën a rek yokk musique jëmale ko ca kanam te tamit jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ dénk wàllu aada ak cosaan moom loolu la gëm ñun kon amul benn xaaj ak seen boo xamante daal dañ koy def ci wàllu woowu te tamit daal loolu ministre bi nga xamante ni moom lañ dénkoon wàllu aada ak cosaan di Abdou Latif Coulibaly loolu it la mës a gëm bu dee nag loo xamante ni day dundal grand théâtre man am naa yéene amal fii ay yëngu-yëngu indi fii ñu mag ak i festivités yoo xamante ni muy Samba Show di ay gone yoo xamante ni ña ngay jógee ca France yoo xamante ni daal ñun ràññee lan ci seen domaine di reetaanloo nit ñi ak yu ni mel. pas possible. jawrin bu bees bi ñu dénk wàllum cosaan ak aada ak communication Abdoulaye Diop moom nag dafa demoon fële ci manufacture des arts décoratifs ba nekk sa diwaanu Thiès moom Abdoulaye Diop li mu bëgg nag mooy service bu ci nekk ci réew mi nga am benn tapisserie ngir mën a rafetlu wala boog ngir mën a sargal bu baax a baax artistes yi liggéey foofule waaye tamit jàppale leen reportage Cheikh Anta Diop say latir jëwriñ ju bees ji yor wàllu caada dikkoon fii ci manufacture des arts décoratifs bu Thiès dugg na ci atelier yu bëri fu mel ni basse lisse haute lisse jaar fi nga xamante ne moom mooy cartonnage tapisserie ba atelier céramique ngir nemmeeku liggéey yi nga xamante ni ñu ngi ko fay def moom nee na yéena moom mooy fexe ba njiitu réew mi li nga xamante ni moom la bëgg ci manufacture des arts décoratifs bu Thiès mu ngi wëyal ko. manufacture bu nekk fii nga xam ne manufacture boo xam ne mu ngi am depuis plus de 50 ans donc mu wane na mën-mënam. tey ñun yëpp dañu am responsabilité collective boo xam ne dañu mën a accompagner encadrer talent yëpp yu fi am loolu mu ngi commencer par président boo xam ne ñaan nañu laaj joxe na ay directives pour que structure yi yëpp service yëpp ñu mën a jënd produit manufacturé. liggéeykat yi nekk fii ci manufacture des arts décoratifs bu Thiès nag wane nañ ay tableau yu rafet yoo xamante ne ñoom ñoo ko defar jox ko sax ministre bi moom mu gis ni liggéey bu xarañ amul benn sikki sàkk la gis fii ci manufacture des arts décoratifs bu Thiès. mbégte moo tax may féliciter président du conseil d'administration directeur bi ak acteurs yëpp yu nekk ñu liggéey ci atelier bi vraiment talent yu rëy la ñu am talent. moo tax appui yëpp yoo xam ne man mun nañ ko def ak gouvernement bi dañ la parce que dañu jar bàyyi xel. ci njëlbeen ministre de la culture jaar na ci centre culturel bu Thiès musée régional fépp fu mu jaar njukkeel na seeni directeur wax ne dina leen jàppale bu baax ci liggéey bi nga xamante ñi ngi koy def ngir yokkute ci wàllu caada. xibaaru biti réew ak Mauritanie bi nga xam ne moo ñu jege ñoom ëllëg la ñuy sóobu ci fal njiitu réew bu bees Barka Ba mu ngi fa Barka ñu ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay soxna Nata. waaw gis nañ ni démb président sortant bi di Mohamed Ould Abdel Aziz def na ab conférence de presse jamono ji lan lañ fa mën a jàpp leneen ndax ñu ngi wax tamit ci wàllum favori ci ñi nekk foofule. waaw président Ould Abdel Aziz démb dafa def woote ndaje bu rëy foofu ci palais des congrès mu mel ni da ko doon def ay ajje politique am ba pare am lu bëri lu mu fa biral ci conférence de presse journaliste yi mu dem ak ñoom ci ay questions yu xóot lu mel ni avenir am wax na ne moom dina bàyyi nguur gi ku gagné mu jox la pouvoir bi nga jël ko ci ay anam lu mu gën a rafetee que amul lenn lu ci laam-laame et que dina continuer nag di xool lépp luy xew ci biir partem parti bi nga xam ne moom moo tab kii ñuy duppee général Ghazouani te mu nekk ku ko jege lool te mu jàppale ko bu baax ci jàppale bu fës ci campagne électorale bi nga xam ne daf ci impliqué wu yu ay question li mu def bilan am défendre na bilan am ci secteur yu bëri wax fi mu fekkoon réew mi ak fi mu ko yóbbu mais leneen lu gën a am solo lu nga xam ne yitteel na waa Sénégal mooy coowum pétrole bi nga xam ne moo lëmbe ñun suñu réew président Aziz àdduna ci xam nga Sénégal ak Mauritanie dañoo bokk di exploiter un champ gazier bu mag a mag a mag bu ñu estimé ci 450 milliards de mètres cubes ñun ak ñoom ñoo ko bokk te BP bi nga xam ne BBC tudd na leen ci coow bi ak waa Cosmos ñoom ñoo koy exploiter pour ñaari réew yi moom nee na lu BBC fësal ci documentaire am boobu nga xam ne moo lëmbee Sénégal d'accordul ci yenn conclusion yu ñu ci wax yi ak somme bu ñuy wax ne moom la njort ne loolu la ñu am ci exploitation pétrole bi milliards yu bëri yooyu nee na moom loolu nangu ko tey nangu ko ëllëg loolu dëgg et que suñu xayma liñ ci war a am Sénégal du ci am lu ëpp 10 milliards de dollars mu mel ni daal de manière implicite dafa ñëw pour jàppale président Macky Sall ci tuuma yi ñu teg ci ndodd rakam ci soxna Naata. Barka Ba ci wàllum présidentiel bi ba léegi Mohamed Ould Abdel Aziz amul sañ-sañ sampaat ndëndëm waaye dafa mel ni dafa ne dàqul ñëwaat beneen yoon. waaw nee na constitution bi dara terewu ko su ko keneen wuutoo ba def ay mandat ba pare mu jéem a ñëwaat nee na loolu kenn mënu ko xañ fasal na loolu bu baax ci intervention bi soxna Naata. def Barka Ba en direct de Nouakchott capitale bu Mauritanie fas yéene soobu ci élection présidentielle ni ki ëllëg dañuy soobu ci beneen ponk mu di tàggat yaram CAN Égypte 2019 tey ji lay commencé kon match bu njëkk di dox diggante Égypte ak Zimbabwe bu 20h jotee Sénégal moom dimanche la fas yéene soobu ci compétition bi diggam ak Tanzanie ngeen jéggal ma ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram moom Matar Ba nag nee na ñu ngi def seen kéem kattan jël matukaay yëpp ngir équipe nationale ak ñëpp ñu dem foofule nekk ci anam yi mu gën a baaxee ngir def seen liggéey am na benn délégation sax bu nekk ca Caire ba noppi Matar Ba ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. ba ñu jógee Espagne avion spécial moo leen yóbbu ba Caire fa ñu nekkit ñu ngi ci hôtel bu baax ñu ngi entraîné amuñ benn jafe-jafe balaa ñu fiy jógee seen i prime jot nañ ko muy prime de qualification di prime de participation loolu yëpp anticipation boobu bu ñu ko mënee def dañuy liggéey ak beaucoup d'intelligence ak la fédération sénégalaise de football. loolu duñu ko mës a changer parce que ndaw ñi seen xel warul nekk dara ci lu football moo tax ñuy éviter muy am ay détails te loolu yàlla ngi ci dimbale dinañu ko continuer def pour xale yi mën a xeex ba li ñu namm ci ñoom sénégalais yi namm ko yàlla mun ñu ko may. fu ñu leen di xaar mooy fi leen Sénégal di xaar ak li leen président wax nee na leen dem leen ba jeex bu leen tuddati bu ngeen génnee réew mi rek bu leen tuddati gaynde teranga bàyyi leen fi teranga bi nekk gaynde yuy jàpp li ñu bëgg suñu ñibbisee ñu delloo leen teranga ji donc kon loolu mooy wane ne amaluñ leen limite parce que di dem ci Coupe d'Afrique FIFA def la 22e équipe Afrique mondiale mooy Afrique yëpp yaa ci jiitu am ay joueurs yu baax am entraîneur bu ci liggéey li mu war a liggéey am fédération bu baax am président de la République bu engagé état bi ñu def moyens yi ñu ci war a def li ci des nag mooy nga am fulla ne coupe bi laa soxla. ci CAN Égypte boobu léegi la ñuy waxtaan ak suñu gan Assane Sène nekk taskatu xibaar ci L'Obs TV ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata maa ngi nuyu téléspectateur TFM. ce journal. ji dégg nañ ko sànq ministre bi mi ngi wax ci gaynde yi waaye laataa ñuy sóobu si suñu équipe nationale dañuy wax ci CAN bi ba noppi. ak ren innovation yi maanaam coppite yu bëri yi ñu am est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une belle CAN ni ñu ko mën a waxee dans compétition bu neex daal.
Normalement ce sera une belle CAN comme ni nga ko waxee léegi jóge nañ ci nombre bi ñu amoon yaatal ko. lim bi dafa yaatu dem ci 24 te bu ñu xoolee ni ko tubaab di waxee nivellement de valeur yi dafa jege équipe yi sutanteetuñu trop donc ça veut dire que dinañu am CAN boo xam ne ce sera très très disputé. Parce que prétendant yi ni ko dégg nga ministre bi nee na Sénégal seen président nee na nañ dem ba jeex. bëri na équipe yoo xam ne ñoom tamit taxaw nañ pour dem ba jeex donc normalement dina nekk CAN bu relevé. ndax dina yomb kon ndax bu ñu waxee CAN bu ñu waxee jongante certainement dina am ay équipe favorite maanaam ñoo xamante ni ñoom ñoo ëpp chance pour jël compétition bi pour jël raaya bi jamono ji ñan lañ mën a boole ci équipe favorite yi Sénégal dañ ko ciy tudd waaye entraîneur bi Aliou Cissé moom lànk na ni loolu du ko nangu. non mënatu ko bañ a nangu ministre bi waxaat na ko dañu am loo xam ne dafay lim boo xam ne day am ñu mën a féetal ku nekk fenn su fekkee ne ci Afrique dañu ne Sénégal yow yaa ci jiitu yow yaa numéro 1 ci Afrique mënuloo dem ne après man dootuma bokk ci ñi am ambition loolu moom mënatul nekk donc forcément bon léegi Aliou Cissé li mu wax tamit neex naa nangu mënuñu def suñu bopp favori parce que mosuñu gagné dara donc mënuloo ne mosoo gagné dara ba pare nag ne affaire bi man maa koy jël mais ci ni ñu toll ak fi ñu football bi teg actuellement mënatuñu nëbbatu il faut que ñu bokk ci ñi ko soxla ñi koy yóotu ji boo ñu génnee Sénégal Égypte bi organisé tàmm nañ ko jël ñoo gën a titré ci compétition bi seen dëkk lañ koy defee am nañu ay footballeurs yoo xam ne tamit war nañu mën a revendiquer loolu. est-ce qu'ils partent largement favoris mën nañoo waxee. largement non pas largement non largement honnêtement largement non. mais nag déjà 12e homme ce public ce dëkk. ak engouement bi muy suscité dafa lay yokkal loo xam ne war na mën a tax nga am lenn loo xam ne ëppale nga ko ñeneen ñi mais largement amul. D'accord. Parce que Égypte normalement même suñu leen ragalul ñu ëpp ñu doole boobu un match rek se joue sur ay détails yu ndaw yeneen équipe yoo xam ne tamit demoon nañu mondial comme ñun notamment Maroc ak ay joueurs yu talentueux ak entraîneur bu baax war nañu mun a revendiquer lu ñuy revendiquer Cameroun c'est le champion sortant donte sax xëy na gënu fee jege mais ñoom kenn du def te génne leen ci Algérie bi ñu bokkal poule il faudra beaucoup compter ak ñoom mais soxna naata li ma bañ nit ñi def ko mooy bu ñu xeeb kenn. te bu ñu defee attention. kon xaj na noonu la Aliou Cissé doon waxee xaj na. voilà même ci match d'ouverture bi tey gëw ma ne sax Égypte li nga wax largement favori dina doxantu ci kaw. Zimbabwe duñ ko seetaan ñun suñu équipe dimanche la ñuy dugg ci compétition bi lan lañ mën a xaarandi ci wàllum jeu ci bés boobule. jeu nañu xaarandiku nañu dugg ci compétition bi déjà bu baax parce que compétition bi il faut y aller pas à pas équipe yi ñuy jouer aussi même donte Tanzanie la Afrique australe ci suuf c'est des équipes yoo xam ne ñoom ñëpp defarwaat nañu je suis même pas sûr que ñooñu Sénégal ñëw baladé wu seen kaw donc il faut ñu dugg ci ak sérieux ak le maximum de concentration xam ne benn par benn ngay def et premier jéego bi dafa am importance il faut être sérieux très appliqué dugg ci conditions yi gën doora nag attaquer deuxième match bi ak ki nga xam ne ci poule bi suñ ko waxee ak suñ ko waxul ñun ñaar ñooy xëccoo bopp bi ci ñun ak Algérie à ce moment boo ciy dugg di nga ci dugg ak confiance boo xam ne de toute façon compétition surtout poule à 4 moom il est interdit le premier match nga juum ci. ndax dugg bi mën nañ koo jàpp dina yomb yaa ngi wax conditions yi ministre bi junj na ko sànq chaque fois bu compétition amee loolu dafay indi coow lu ci bëri ndax ren jile on peut s'attendre à ce que loolu xañ na du nekk gàllankoor. non fi mu nekk moom xam nga sooy dem compétition li ma tàmm di wax surtout football dafa fu nekk lay doore parce que football yemul rek ci terrain bi ñu tracé ci stade bi ñu joué ko football dañ koy joué avant en dehors ak ci biir stade bi loolu alhamdulilah rabil alamin macha allah vraiment Sénégal weesu nañu année yi nga xam ne en dehors ak avant daf ñu daan andil ay tolof parce que dafa am lu mu lay wàññi ci football loolu moom féete na boor lépp li ñuy def ñun fi mu nekk nii ci dernier tiers bi la nekk ci terrain bi lañ ko war a defee terrain bi tamit seen préparation baax na Aliou Cissé vu que CAN bi li tax muy metti dafa dellu si en juin période de chaleur yuy tàng ci foofu ñu jëm ci Égypte dafa tàng ba sax fii CAF décidé na chaque mi-temps ñu maye benn pause rafraîchissement pour dem naani ji ndox dellu sol parce que tellement dafay tàng et day tàng ci ñëpp mais loolu yëpp da nga koy préparer ci sa préparation fa ñu demoon ci Espagne climat yi ñoo xaw a niroo loolu tax ñu def suñu préparation foofu loolu def nañ ko teel nañ dellu si acclimaté wu nañu on touche du bois
ñëpp ñu soxla ñu ngi fi lépp mot na daal li tubaab doo xam ni ñu ko waxee ci wolof tous les voyants sont au vert li ci des nag mooy wàcc ci terrain bi amul lenn nag lu ñuy gagné avant arbitre bi di siffler fin de match. Voilà. D'accord Assane Sène ñu wax ci beneen ponk junj nañ ko sànq sax muy innovation yi coppite yi bokk na ci VAR. muy arbitrage bi vidéo par vidéo assistance. ndax du jur coow ndax gis nañu yu mujj yëpp tamit loolu la indi. waaw ñu ngi ko nar a door ci quart de finale yi loolu la ñu wax bu ma juumul ci quart de finale bon dañu xawoon ragal sax dañ jëkkoon ne demi finale ba mu yàgg ñu ne non nañ ko avancer tuuti parce que jël risque rek def ko ci départ bi mënoon na compliqué parce que VAR bi ñu ngi koy gis notamment ci coupe du monde jigéen ñi fële suñu junior yi yu ñu joué ji Copa América fu nekk VAR bi parce que tam du lu ñu tàmmoon football dañ daan dem arbitre bi dem ak ay njuumteem muy lor ñi di lor ñi ci des ñuy dem mais fi mu nekk nii loolu mu ngi wàññeeku mais pour mu wàññeeku il faut que VAR bi aussi di andi loo xam ne lu nit gisul woon VAR bi daf koy gis donc ñu andi ko en quart de finale man je pense que c'est bien essayé nañ ko ci compétition club yi andi ko ci finale yi coow lu du jeex la andi la preuve loolu moo tax sax ba vraiment ñu secoué CAF tuuti finale Ligue des champions ñu ngi koy rejoué ndax VAR bu waxoon lii ndax football bu ñu jaxase mais pour man lu baax la mu ñëw leen rek laa ci am lu ma ciy déplorer parce que dama fort ci wéewu béy ne bu boobaa ay tubaab la ñuy andi pour ñu contrôler VAR bi loolu moom vraiment mënoon na ñàkk parce que am nañu arbitre ku mel ni Malang Diédhiou sénégalais bi demoon ba mondial ba àdduna reconnaître ne c'était un bon arbitre su demee retraite waroon nañ ko mun a woo dénk ko VAR wala dénk ko ñeneen ñu expérimenté mais bon qu'à cela ne tienne mais il faut que mu ñëw tamit ñu évolution mënul dem bàyyi ñu. voilà. Assane Sène CAF junj nga ko tamit sànq. Fatma Samoura moom la ñu yebal. waa FIFA ngir mu ñëw nekk délégué général auprès de la CAF kon fii ci Afrique. loolu lan nga ciy wax tuuti ndax gis nañ ni CAF fan yi tamit ñu ngi koy tudd ci wàllum guerre naam Ahmad convoqué woon nañ ko Paris bàyyiwaat ko coow li daal bëri na. loolu li ma ci mën a wax c'est vrai que yaa ngi wax Ahmad convoqué woon nañ ko mais il faut que ma préciser ne Ahmad ci boppam moo demandé pour vraiment ñu ñëw. C'est la CAF qui a demandé. Qui a demandé surtout notamment lui à la FIFA ñu ñëw ut tuuti teg seen loxo ci CAF parce que ci sama jàngat moom dafa ñëw hérité ci CAF boo xam ne tradition ya fa nekkoon ci vieux sorciers yi nekkoon ci kaw. lu leen neex lañ doon def Amath su ne mu ngi ci CAF te mënul sax am ci directeur financier muy am état des comptes loolu tam fu mu mun am yow mi président ñooñu dañuy verrouiller lépp ba nga xam ne mais à la limite doo xam lu xaw da ngay jékki-jékki ñu ne lii am na te comme dafa ñëw normalement moom tamit ak bëgg di assainir di tegaat lépp ci yoon ñooñu ci kaw duñ koy bund xataal am na benn ñaari collaborateur yoo xam ne kenn ki licence limogé nañ ko kooku moo génn dem joxe ay dossier dem interpeller justice ba ñuy woo Amath di ko mais pour man su fekkee ne Amath am na fitu woote ne kaay leen dimbale ñu saytul ñu bëgg na affaire bi rafet et liñ ciy rafetlu mooy aussi suñu jigéen bi Fatma Samoura jóge fu sori ñëw ñu dugal ko ci football ci FIFA mu fay def liggéey bu mucc ayib ba FIFA soxla loolu def ko délégué pour l'Afrique pendant 6 mois renouvelable pour ñu dem xool audit lépp luy finance u CAF ba loolu daal naata dañ ko war a mën a rafetlu il est temps aussi wax dëgg yàlla affaire yu ñenn rek féetewoo ko lañ cey def kenn du ko xam dégg nañ suñu mbokk Pape Diouf ci benn intervention télé dafa war xool waa CAF yi ne leen mais yéen nekkewu leen fi dara lu dul séddoo xaalis ak mbumbaay ak def loolu leen neex donc loolu jar na ñu saytuwaat ko que ñu dénk ko Fatma Samoura aussi man loolu vraiment lu ñuy rafetlu la sans chauvinisme mais ça veut dire que Amath ci boppam bëgg na lay xew ci biir wax dëgg yàlla pour une fois mu leer et dafa jot mu leer parce que CAF metti na compliqué na et rôle Fatma dina tax aussi même compétition nag nga mu ne nangu fii ñu toll 2019 2020 ñuy jouer match boo xam ne kenn day gedd kenn ne du ma continuer ba ñuy dugg ci mel ni ay xale yu doon football potomèw war nañ ko mën a weesu quoi ba y a des trucs qui se passent en Afrique il est temps que mu jeex. te Ahmad bu woowul woon waa UEFA waa FIFA ngir ñu ñëw gëstu ci loolu est-ce que ñoom am nañu sañ-sañ tamit defoon ko amoon ci nañ sañ-sañ. ndax CAF am na. ndax FIFA amoon na sañ-sañ ñu ñëw de toute façon FIFA moom mooy organisme international. moo coiffé lépp ci monde bi. continent yi aussi lépp lu ñuy def FIFA am na ci droit de regard parce que bu subaa bu ñuy élire président FIFA ñooñu ñoo koy fal war nañ ci mën a am droit de regard bon encore mieux nag su CAF ci boppam bon maa ngi dégg waa UEFA ñoom di grincer des dents di wax loolu bu ñu ko waree saytu wala xool ko. war nañ mën a jaar feneen que FIFA africaine ñoo ñu jox ko CAF bon loolu affaire seen yoon nekku ci maanaam je pense que am nañ droit de regard et droit de regard boobu aussi su leen waa ji permettre ne leen kaay leen dimbali ñu kaay leen xool parce que moom gëm na ne bu subaa lu bëri dina leer ci bopp nit ñi
et ce sera pas lui qui sera incriminé parce que du moom moo fi nekkoon daaw ak daawaati jéeg bi kaaf di mel nu ko neex. jërëjëf Assane Sène di la sant di la gërëm. nekk taskatu xibaar ci L'Obs TV du ñàkk kon di ngeen ko dégg ci yeneen anam ci CAN Égypte 2019 bi fàttali rek ni RFM rajo Futur Média moom am na droit yi ci wàllum wolof kon di ngeen mën a suivre match yi foofee ci rajo Futur Média Assane. à partir de 19h30 sur L'Obs TV am nañu émission bu ñu tuddee Yawmal Kan avant match yi su match yi jeexee aussi ñu analyser ko waxtaan ci ay express ak expert xam lan moo tax lii lan moo tax Égypte malgré que mu ngi organisé xëy na du gagné Zimbabwe lu bëri. jërëjëf Assane Sène kon CAN Égypte 2019 ci groupe Futur Média lay doon ñu egg seeg yéen ci ponk bu mu julli ci yéen kay ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ousmane Sonko samañati na ko wàccal leen mu di Macky Sall ak rakk ja Aliou Sall Sud Quotidien nañu njiital Pastef gi di Ousmane Sonko da doon conférence de presse démb ci ngoon dellu na buum ca boy ba wax na ci coowal pétrole bi ba ne gër géex nee na waxtu wi waroon naa fekk ñu folli Macky Sall jële ci moom ndombal tànku président de la République ba noppi nag atte ko ndax i wor dafa wor askan wi ngan di maami wor haute trahison la leen wor Ousmane Sonko ne Macky Sall dañu koo fal mu taxaw waat ci kanamu askan wi ne dana yor réewum Sénégal ci njub ci anam wu sell te loolee lépp dara la ci deful Sonko ne ginnaaw Macky Sall nanguwut a demal boppam li fi sës nag moo di askan wi yëpp jóg teg ko pression la seene kay nañu moom Ousmane Sonko doy xaw ma kan waaye moom teg na Macky Sall ak Aliou Sall pression bu rëy mi ngi leen di ñaq-ñaqal loolook loolu nee na Macky Sall ak rakk ja Aliou Sall gàngooruk malfaiteur économique la ñu ay sàcc la ñu ay njublang la ñu kii di Macky Sall moom dafa wor askanu Sénégal dañu ko war a yóbbu ci yoon toppee koy wor mu di haute trahison ci xët mu njëkku La Tribune mu di ñu fa wax ne Macky Sall des ko war a juger ngir haute trahison direct info nañu ca conférence de presse ba woon démb moom Ousmane Sonko ñett la fa tooge woon mu di El Hadji Amidou Kassé Macky Sall ko nguuram ak Serigne Bassirou Gueye procureur de la République ñoom ñett ñëpp nag ku ci nekk dégg nga sa baaxu maam ca ndaje ma Ousmane Sonko ne nguur gi li ñuy jéem moo di bëgg a fekk fen wu ne weng ñuy seet nuñu ko saale Sénégal fukki millions yi doomi aadama ak juróom ñoo fi yeewoo waaye ñi teg loxo ci pétrole bi matuñu fukk loolee lépp nag dañu ko war a leeral direct info nañu Ousmane Sonko dem na bay xamle démb ne bi coowal pétrole bi kalaatee ci réew mi ak léegi bari na ay kilifa yu nekk fii ci réewum Sénégal ñemeetuñoo teg seen tànk États-Unis l'observateur nañu Ousmane Sonko nee na askanu Sénégal bu ñu may Macky Sall dara na ñëpp jokk ñu manifester dëkkee ko ba keroog Macky Sall di nangoo jël rakk ja Aliou Sall di ko jébbal yoon ngir mu def ci la war keneen ku xëy di def waru garam l'observateur nee nañu moo di Pierre Goudiaby Atepa ne moom architecte bi ma nga woon démb ca division investigation criminelle ñu ko doon déglu ci mbirum Petrotim bi mu génnee ci loxoy alkaati diggi ci la xamle ne mbirum pétrole bi ñuy wax moom Pierre Goudiaby Atepa taqewu ci laalewu ci la Sénégal Atepa kitaabu fa ne moom musuta lekk 15 francs timis ki ñu naan lekk nag lekkul xaalisu franc timis di Aliou Sall El Hadji Amidou Kassé mi ne Aliou Sall encaissé na journal Les Échos nee nañu El Hadji Kassé waxati na leneen nee na caisse dépôt et consignation gi Aliou Sall jiite bi Macky Sall di jël Aliou Sall di ko def directeur général ba booba dafa sësoon dañu koo tàncoon loolee rek la Macky Sall mënoon a def Le Quotidien nañu ministre El Hadji Amidou Kassé conseiller en communication ci présidence de la République leeral na yokku maanaam mbóot yi tax ba tey ji Aliou Sall doon directeur général bu caisse dépôt et consignation El Hadji Kassé nee na pression bi moo bare woon ci kaw Macky Sall ba tax président Macky Sall jël CDC jox ko Aliou Sall enquête dina kay nañu warook réeroo gi am ci communication bu gouvernement bi ci mbirum pétrole bi loolee moo yéeme ne El Hadji Kassé ba mu waxee la muy wax ca TV5 ba dëggal téeméeri million ak ñeent fukk ak juróom-benn yu franc timis versel Aliou Sall ci compte Agritrans Yakham Mbaye mi directeur général bu yéenekaay bii di La Soleil doo nit ku bokk ci APR amul lu mu yekkul El Hadji Kassé ne dem na ba naan El Hadji Kassé ab jaam la jëfi jaam dëgg la def li mu def dañ ko sant waaye na xam ne jam na Aliou Sall paaka ginnaaw Abdoulaye Cissé dib chroniqueur ne waa enquête yéenekaay El Hadji Kassé tojaanga wu mu wax rek Yakham Mbaye wax na wu ni toll Pape Mawo Diouf di coordonnateur cellule communication Benno Bokk Yaakaar ni ci Le Quotidien ak lu mën di xew daal ñun duñu nangu ñuy pamte El Hadji Kassé ndax El Hadji Kassé ku baax la te ku gore la Ousmane Sonko ne ko ca wet ga ay fen boo ci jëndee pàkk noo koy tabaxee moo lay të moom Ousmane Sonko ci weneen wàll l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw bi ñu ko rajee dàq ko ci fonction publique dafay dellu si waat Sonko revient aux affaires bokk na ci kuréel gii di ordre national des experts du Sénégal tey ji ci la war a prêter serment ci kanamu cour d'appel bu tribunalum Dakar tey la coupe d'Afrique bi di tàmbali ci Égypte record yi ne kay xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk ne ñu c'est parti Égypte mi dalal kan bi mooy ubbi yëfi diggam ak Zimbabwe Les Échos nañu gayndee Sénégal yi waaj nañu ba jekk daas fanaanal ngir soobu ci coupe d'Afrique bi boole koog nag xel mu dal président fédération Sénégal bu football di maître Augustin Senghor Les Échos nañu moom coupe bi rek lay gis ñu gis ci xët mu njëkk l'Observateur kàdduy nit ñu ràññee lool ci footballu Afrique bokk na ci footballkatu Burkina Faso bii di Jonathan Pitropa mi ngi wax naan ci kan bii ci la Sadio Mané mën a wane mooy kan dëgg-dëgg
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñaandoon nag ñun 19h30 incha allah dinañ fi dellu si yaatalal leen yéen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.